juróom-ñaari waxtu toftal na fanweeri simili rafetlu seen ànd ak seen kóolute ci télévision Futurs Médias xibaaru marax yàq la ca gën a fës conseil constitutionnel tey la app bi di jeex ci ñi am yéene samp seen dënd laaj réew mi atum 2019 yóbboogunu seen i dossier Maimouna Ndiaye doxantu na fa tase na fa ak mandataire yoo xam ne seen xol seddul ci mbir mi yooyee jongante palub njiitu réew ca njalbeen ga ba nu koy door ak waxi parrainage amoon na lu ëpp téeméeri doomu aadama yu amoon yéene samp seen ndënd ca cëppa ndaw ga la ñu gis daanaka mooy ñaar fukk ci ñoom rek ñoo yóbboogum seeni mbir ana lan moo ko waral tontu li ak maam Biram Diouf lay doon. beneen ponk mbokk yi muy CNRA nag moom fi mu ne ni daal dafa toll ci nag waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy rédacteur en chef nekk ci rédaction yi ndax ne ñu dañoo dëkkmal xew-xew bu am solo muy jongante palub njiitu réew tax na itam ñu fas yéene leen a ñaax jox leen xabaar yi nga xam ne moom lañ ci soxla xabaar yooyu itam lu aju ci pré campagne ak campagne lan moo leen waral ak itam liggéey bi naka lay demee Fatou Bintou Konté moo fa doxantu te yooyu jamono inspecteur yu ndaw yi ak tàggat yaram xëy amal ab xiifal ci àllarba ji bokk na ca la ko waral ne ñu dañoo bëgg ñu jël leen ci fonction publique bi ñenn ca ñoom amal xiifal ba ak yenn ci taskatu xabaar sax dañ leen a tere ca stade Iba Mar Diop ba ñuy amalee mbir mi loolee la ñu ñaawlu ba fa ñaawlu yam ca diwaanu Saloum jàpp ndukumaan lu jëm ci njaayum gerte gi dafa ami jafe-jafe bokk na ca la ko waral du samay kàddu baykat yi ñoo ko xam léegi suñu kuy jënd ca seen gerte googee wala boog buñ ko gisee bariwut ba tax na koppar néew jamono yi ñu joxoñ wala boog ñu tàllal loxo nguurug Sénégal mu jàppale leen gerte gi jógee ci sàq yi nu ko denc ci mbokk yi ponk yaa ngoog ngeen taaxilu ma ñëw léegi ñu faram fàcce. rafetlooti seen ànd ak seen kóolute ci télévision Futurs Médias duñu tay di ko wax xibaaru marax yi dañ koy doore ak app bu jeex ci ñi nga xam ne dañoo fas yéene samp seen dënd laaj réew mi te yóbboogun seen dossier ay waxtu dong moo leen dese bu nu ko defagul ndax tey ci 0 heure le conseil constitutionnel di leen tëjal seen i buntu Maimouna Ndiaye xëy dem fa ñam fa taseel muy mandataire u Guirassy 2019 ak parti bu réew mi doon nag jël si seen i dossier la ñu ñaawlu rek mooy lu jëm ci ñàkk leeral gi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci fichier électoral bi ñu ànd ceeg Maimouna ak Pape Sangone Mbaye ca ba ñuy door ëppoon nañu téeméeri candidat yoo xam ni bëggoon nañu samp seen ndënd ci élection palum njiitum réew bu 2019 ci cappaandaw la li ñu gis rek mooy ñaar fukk ak ñaari convocation la ñu def fii ci conseil constitutionnel coalition Guirassy 2019 ñoom li ñu gis rek mooy ci fichier électoral bi xel dafa teey. normalement en contrepartie ñun les mandataires yoo xamante ne jot nañ respecté lii yoon santaane waroon nañ disposer fichier électoral bi. mais ba tey jii nii kenn su ñun amul fichier électoral bi fichier bi ñuy indi tey peut-être le samedi pour vérifier est-ce que ñun wóor nañu ko fichier boobu baax na dara leeruñu ci. ci fichier électoral boobu la ñuy des ndax kat ki yore élection yi ci parti bi ñu duppee réew mi moom it nee na am na lu bëri loo xam ni waxuñu ko ci. problème bi fi muy amee mooy bu ñuy def vérification bi war a natt suñu 66 820 ci kan lan lañ koy natt. lan lañ ko nag gis nañu pouvoir bi muy ñëw fii ñun ay carton la ñu yor mais ñoom ay maal la ñu yor est-ce que 66 820 lañ cey dugal wala dañ cey bëgg dugal lépp est-ce que natt bi ñuy natt ci lan lañ ko donc je pense très bien que question bu am solo la bu ñuy waa poser la société civile ñi nga xam ne ña nga fa ak conseil constitutionnel. bu fekkee lu aaju la ci ñi nga xam ni ñoo fare ci société civile bi ñëw daal di bëgg a xool lépp li nga xam ni noonu la fichier bi di tegoo ci ponk boobu ñaari woy politique yi. ku ci nekk joxe nga ci sa xalaat. bu dee dañ leen war a copter sur la base de quoi lañ leen copter suñu xel tey na ci loolu quoi ñun vraiment suñu xel tey na ci côté boobu. am na amélioration parce que xam ngeen ni constitution bi à part constitution bi article L118 du code électoral dafa waxoon ni bu ñuy vérifier bu neexee conseil constitutionnel mu dugal ci représentant parti politique yi. waaw ñoom def nañu lu ëpp loolu parce que non seulement génne nañu benn décision boole nañu ci boole ci suñu informaticien mais boole nañ ci aussi société civile bi donc de ce point de vue là loolu dañ koy saluer lu rafet la. fi mu toll nii nemmeeku ñu nit ñu takku lool fii ci conseil constitutionnel mandataires yi nga xam ni ñoom ñoo fi ñëwal teewal seen i parti li ñu wax rek mooy dañoo teel a jóg li des rek mooy saytu yu mujj yi ñu nar koo amal li ko dalee aljuma ba gaawoo bi ñu dëgmal.
Amina Ndiaye jërëjëf ñu ni nga ko waxee ci si biir gëstu bi ca njëlbéen nga ëppoon nañ téeméer ñu yëkkati woon seeni loxo ca pa ndaw ga am na benn yu wàcce na bokkatuñu ana lan moo ko waral parrainage fi jaar am déet Mame Birame Diouf seeti na ku ñu naan Babacar Fall ak Serigne Saliou Samb muy taskatu xabaar ñu càmbar biir mi ñu teewlu gëstu bi. waajal élection présidentielle bi ak mboolem candidat yi ci bokk ñooñee sax ñëpp war leen xam kon ñaar fukki fan ci weeru janvier bii di ñëw ci lu wees nag téeméer ci ay nit ñoo xam ni kon ñu ngi doon xaar daal ñu doon sax ay candidat déposé seen liste fu mu toll nii nag lu weesu rek ñaar fukk li ñu gis ne kon déposé nañ seen liste yooyee ca conseil constitutionnel loole nag bettul suñu analyste yi jàpp ni lu jaadu la. parrainage bi nag ñëw na am na candidat yoo xam ne dem nañ ay la éwen xam nañu mënuñoo dem ndax li gën a ñëw il faut ñu am ñaari junni signature lu ko néew lu néewee ci juróom-ñaari région loolu nag dañ koy xool ni waaye yombut ndax ñu bëri ndekete nekk nañ candidat waaye média yi ñoo tax nekk ci rajo yi nekk ci télévision yi di fëgg seen dën naan nii laa toll nii laa xam nii laa ndekete demuñu fenn soruñu fenn waaye bi ñu demee ba ca àlli kalaj ga nga xam ne mooy dox bi nag wax ni nga toll ak li nga am loolu mënuñ ci dara. jàpp naa ne ñi nga xam ne demoon nañu ministère de l'intérieur ba ñu wootee dem jëli dossier de candidature yi jëli wuñ ko woon rek parce que dañu bëgg nekk candidat xëy na ca nañu wootee la nit ñi dañu demoon rek jël kayit yi ñuy wax naan voilà dina am ay téeméeri candidat yooyu mais il faut que ñu sérieux jamono yaakaar naa ne du dox wala mu changer ba ñu am vraiment lu war a mat téeméeri candidat. bokk ci candidat yi amal campagne loole nag du ku nekk rek moo ko mën waral kon dellu gannaaw ci ñu bëri. ndax xam nga élection présidentielle dafa diis non seulement di nga verser caution 30-50 millions waaye nag campagne électorale bi ci boppam xaalis bu bëri laaj di nga jënd ay oto di nga jënd ay marchandises di nga jënd ay machine am na ay mbooloo yu nekk ci nga war leen fay ay matériel ak itam campagne li mu laaj ci wàllu publicité loolu yëpp xaalis la koppar bu takku la moo tax booy seet daanaka ay centaine de millions lay doon am na ñoo xam ne dem nañ ba nga xam ne ay la ewan boo leen mënuñoo dem ñu tekki seen ndamba. fukk ak juróom bala sax lu mu bëri ñaar fukki candidat bokk ci campagne bi jongante kon ngir élection yi muy rek loo xam ni kon mën nañu ko xaar. ñi ma gis ñu déposé boo xoolee ci seeni qualité jàpp naa ne xëy na conseil constitutionnel mën naa valider lépp wala xëy na tamit bu amee luñ ci invalider lu néew lay doon ba de telle sorte que daal man jàpp naa ne war nañu mën a am diggante xëy na fukk ak juróom ba ñaar fukki candidat lu mën a nekk. parrainage bi doon kon li waral lim gu néew gi ñu nar a nemmeeku ci candidat yi bokk ci élection yi doon nag ab système boo xam ni kon dinay dëgëral démocratie waaye it dooleel organisation gi ñuy amal ci élection bi bu ñu sukkandikoo ci yenn ci ay analystes. aywa Mame Birame Diouf ñu des ba tey ci wàllum politique ak professeur Issa Sall bi pur ngemb ngir mu bokk ci jongante palum njiitu réew amul atum 2019 demoon na amal tukkib nemmeeku ci diwaanu Tëngéej foofee assemblée générale ndaw yi bootu ci parti bi ñoom ñoo ko doon amal professeur Issa Sall dellusiwaat nag ne dina bàyyi xel bu baax ndaw ñi waaye itam lu jëm ci sunu xaalis lu jar a xoolaat la ñu teewlu professeur Issa Sall kaddu yi Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb ñoo ko taataan ngir yéen. jeunesse moom ci parti dafa nekk loo xam ne mënut a ñàkk waaw farata la sax jeunesse am ci parti jeunesse ñoom ñoo am xam-xam mais ñoo am aussi doole waaw ñaar yooyu nag il faut nga boole ko xam-xam rek doyul doole rek doyul wante nag bu yàlla defee nga am ñaar yooyu yëpp mais loolu lu baax la. génn wala dugg yooyu amul solo li am solo mooy est-ce que fi ñu nekk njëriñu Sénégal ñëpp xam nañ ne franc CFA du njëriñu Afrique fii mu nekk nii loolu xam nañu ko. cela veut dire que négociation yi nga xam ne ñu jiitu defoon nañu ko ba franc bi nga xam ne lu ñuy bëgg a def rek il faut ñu dem ci France loolu d'accorduñ ci mais lu ñuy négocier rek la ba ñuy am ñun suñu franc bopp. parce que quand même réew yi ñu ngi liggéey pour am seen franc bopp defe naa 2020 bi lañ waxoon te 2020 gannaaw ñaari at rek moo ci des du noonu donc nit ñaa ngi ciy liggéey wante toog a toog rek li ma wax man mooy toog a toog rek ne bu ma nekkee président damay génn ci yooyu man du sama mbir waaw booy wax dara. day fekk nga peg ko xam parce que am na loo xam ne ñun xamaguñ ko aussi ci muy doxee ça c'est il faut le dire boo yorewul réew dina am loo xam dina am loo xamul léegi nag dugg ci la nga xamul di ci wax man du ma ko def. aywa bu nu noppee ci loolee ñu wax ci CNRA di conseil national de régulation de l'audiovisuel ñu koy waxee woon ci boppu xabaar yi dafa dajale rédacteur en chef yi nekk ci organe de presse yi muy ëttu tasum xibaar yi ngir itam ñaax leen tàggat leen ndax dañoo jub jongante palub njiitu réew ne ñu nag dafa war a am nu mbir mi di war a tëddee Fatou Bintou Konté yu su baxu élection présidentielle yi yàggatul dara mi ngi ci suñu kanam ngir nag mën a am lu ñuy wax couverture médiatique bu mucc ayib ñii di waa CNRA dañoo àndoon ak tey ak rédacteur en chef yi di leen expliquer ak di leen sensibiliser ci li jëm ci wàllum élection présidentielle yi lée ñu dajee ak rédacteur en chef yi amoon na solo trop
ndax waxoon nañu ne dem nañu ci région yëpp gisee que journaliste ya fa nekk yéen ñooñu seen ndaw lañu foofu waaye xam nga dogal yi fi lay jógee waxtaan nañu ak ñoom ci li ñu war a def ci temps de campagne li ñu warul def mais fii nag nga xam ne dogal yi fi lay jógee gannaaw ba ñu gisee journaliste yëpp juróom benn yoon gis convention dañu reporter dañuy ñëw waxtaan ak yéen yéen ñi nga xam ne dañu dogal yi ñu waxtaan ak yéen am seen engagement. ba mu tasanteeg rédacteur en chef yi di njiit yi ci rédaction yi conseil national de régulation de l'audiovisuel ma ngi leen di ñaax ñuy xoolaat bu baax fa ñuy jëlee xibaar ndax léeg-léeg dafay indi jafe-jafe. gis ngeen ne techniquement un bureau fictif mënul am techniquement mais chaque jour nit woo leen gis naa fi bureau fictif gis naa fële bureau fictif yëpp yàq xel la loo xam ne lii boo ko waxee mën na andi jëye ci sa réew. ñoom rédacteur en chef yooyu jàpp nañu ne journée bi ñu nekk ak waa CNRA dina leen permettre ñu gën a jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo di série reporter yi fas yéene dem ci terrain bi de ci élection présidentielle yi ñu dëppmal. important na journaliste yi nekk ci rédaction yi xam lu xew ci loi bi li mu wax par rapport ak scrutin présidentiel bi lenn liñ ci mën a xool mooy am na lu ñu ci jàngat am nañu luñ ci xaw a jàng loo xam ne dinañu mën boobu jotee ñu dellu suñu biir rédaction yi tamit waxtaan ak suñu reporter yi parce que ñu ci bëri ay jeunes lañu li ñëw ci presse peut-être yàggul noonu yëpp ñoo war a dem ci terrain bi di couvrir élection yi. ku ne xam na ni période électorale dafa nekk période bu sensible te nag bu médias yi deful ndànk dina na saxal li nga xam ne moom moo di suñu démocratie ci wàllum information moo tax CNRA fas yéene leen sensibiliser ñoom journalistes yooyee ndax dafay faral di seetlu nii lu ci ëpp ci campagne électorale yi dañ ci nemmeeku ay jafe-jafe. Fatou Bintou Konté wax nga ko jongante palub njiitu réew léeg-léeg ñu nemmeeku ci ay jafe-jafe waaye CNRA moom dellu soit na leeral mbir yi bokk na ca ne ñu la ñu naan pré campagne bi door ñeenti fan ci weeru janvier ba ñaari fan ci février ak campagne bi ci boppam mooy jamono bi coow li di gën a bari ak na muy xumbee ñu jàpp ko ñetti fan ci weeru février ba ñaar fukki fan ak ñaar ca boobu la weer dañuy teewlu Matar Sall bokk nekk directeur de cabinet bu ki jiite CNRA ba tey ak Fatou Bintou Konté. pré-campagne moom comme niñ ko xamee mooy loo xamante ne campagne bi commencé gul donc mooy comme campagne commencé gul nag wax dëgg yàlla am na loo xamante ne mënoo ko def donc moo tax ñu ne période boobu terewuñ journaliste bu mu couvrir maanaam activité politique yi waaye liñ ko tere mooy comme campagne ubbeegul bu mu wanee ne maanaam am na ñoo xamante ne kii lañ faral wala ñii wala dëkk bi wala kële ñoom lañ àndal donc campagne bi donc weer lay durer. mu ngi war a commencer le 4 janvier mu ngi war a jeex le 2 février. campagne bi moom day commencer le 3 février mu ngi war a jeex le 22 février. donc la campagne moom wax dëgg yàlla terewuñ leen ngeen wane nit ñi kan lañ àndal wala parce que loolu sax moo tax mu jóg. aywa ñu wax ci mbirum yoon ak yoonal ak mbiram Ousseynou Diop ab ndongo la bu ñu tegoon loxo weeru janvier atum 2015 ba tey ci kaddu yu mu bindoon jagleel ko Charlie Hebdo muy ay taskatu xabaar yu nu boomoon fële ca France taxoon ñu teg ko loxo ba tey ay mbokkam nag doon sàkku ñu bàyyi ko bàyyi neggandiku ab atteem dañu ko dàq nee ñu ba juróom-ñetti fan ci weeru janvier atum 2019 ñu teewlu way juróom bu góor Modou Adama Diop lay wuyoo kaddu yi Cheikh Diop a ko taataan ànd ci ak Diafara Ba ci caméra bi. Ousseynou mos a génne sama loxo du benn yoon bu fanaanee àll gàmmu Tiwaawan Touba sax daf may tàggu ne ma damay màggale waaye damay ñëw mu ne ma papa damaa yebbi man ko daxa yebbi mu ne damaa dem ba si biir ma xalaat rek yebbi kon kooku bu ñu xëyee ni ko tër si nga mu metti lool loo amuloon bu la ko joxee saxal day dal mën woon am lii mën woon am nu ni ma àtte nañ ko parce que li gënoon métti mooy ñu tëral ko rek bañ ci tribunal looloo jaaxaloon ñëpp léegi mi ngi si ñetti at ak genn wala li ko manqué ñetti at bariwul waaye nag loolu lépp yàlla defal ñu sutura ba tey ñu ni daanu ko àtte nu amoon yaakaar ni ñun ñëpp bu ñëwee dañuy ànd ak suñu jóg dellu Thiès waaye nag comme ñoom noo yor te nooy dogal nee le 8 alhamdulilah rabbil alamin na ngi sant yàlla bu wér ba le 8 yàlla na yàlla dimbali ba le 8 ñu ñaan maa ngi lay ñaan li lay rasul ba le 8 nu bàyyi ko rek. wax ñu wéyal xibaar yi wax ci leneen mooy inspecteur yu ndaw yi ak yu tàggat yaram amal ab xiifal ca stade Iba Mar Diop bokk na ca la leen metti ñàkkum xëy ñu bëgg ñu dugal leen ci fonction publique bi ñenn ca ña banque seen yoxo amal xiifal bi ak yenn ci ay taskatu xabaar dañu leen da tere bërëb ba loolu la ñu ñaawlu Cheikh Diop moo ñu nittali ak Diafara Ba. inspecteur yu jeunesse ak itam li nga xam ne moom moo di sport yi génne ci INSEPS 25e promotion ñi leen nag ñoom ñu amal ab xiifal
fii ci stade Iba Mar Diop file mu mel ni dugg ci biir lu jafe la ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di woy taskatu xibaar yi ak ñenn ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di gréviste yi. mu nekk ab situation boo xamante ni inspecteur yi la ñu ngi koy ñaalu bu baax. attitude bi nga xam ne ni moom la directeur bi nga xam ne ni moom la Mountaga adopté tey bu consister à ce que mu joxe instruction ki nga xam ne ni moom mooy directeur du stade bi mu tëj accès INSEPS ñi nga xam ne ñoom ñooy inspecteurs yi te stade Iba Mar Diop jotewul dara ak INSEPS lenn nag am na ñun xamuñ lu tax mu def loolu noonu mais fu mu ko mënti teg itam tegu ko foo xam ne nii moom mooy ci base légale donc ginnaaw loolu nag ñun dañoo ñëw fii nii pour ñaxtu heureusement am na fukk ak ñaar yoo xam ne jot nañoo dugg tromper vigilance su gardien bi ñeent ñoo ngi fii nii ci biti. li ñu bëgg moom moo di ñu daal di xaatim décret bu nomination ak itam titularisation ci grade bu inspecteur de la jeunesse et des sports. que ñun ay ndaw yoo xam ne nii la dañoo jàll benn concours direct la d'entrée à la fonction publique am benn diplôme bu ñuy permettre ñu mën a liggéey loolu noonu nga xam ne ni moom mooy ci mbirum ndaw yi ak ci mbirum aussi sport donc biñ paree suñu formation. itam def nañ ay tentatives auprès des autorités ay démarches pour que ñu faciliter ñu compte tenu jurisprudence yi fi jot a jàll ci promotion yi weesu mais malheureusement yooyu noonu yëpp dañoo mujjul a antu moo tax bañ defee loolu noonu tey ñu yegg si cappaandaw li mooy lan mooy manifester suñu naqar. mu doon ab grève bu ñu dul dakkal ñi le nag fa seen wëyal bile combat ba keroog baa rek ñu dugg ci li nga xam ne moom moo di fonction publique. jusqu'à ce que président de la République signe suñu décret de nomination et de titularisation au grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports. ci loolee nag yile inspecteur di sàkku ci nguur bu Sénégal mu daal leen may ab nopp ngir rek seeni ab jafe-jafe mën a saafarawu. aywa ñu gërëm ko sant ko Cheikh Diop wax ci leneen muy kuréelu bijoutier yi nekk fii ci Sénégal ñoom nag dellu siwaat nañu daal ci jafe-jafe yi seen liggéey bi am ak itam ëllëg ñoom nag la ñu bëgg rek mooy réewum Sénégal ci boppam bàyyi lu jëm ci takkaay yi ni jéggaani biti réew te nu mën koo defar ci noonu lu jëm ci wàllu wurus bi nag ñu ngi sàkku rek TVA bi daal ñu ngi gàll ñu xoolaat ko bu baax a baax Suzanne Seck Ababacar Camara. TVA bi nga xam ni yokk nañ ko ci njëgu or bi ñuy sulli ci mim réew ñu gis ni cher na lool ba tax association des bijoutiers du Sénégal di ñaawlu njëg gu cher googe. ñun or bi prix bi dépendrul ci ñun tey jii yéen ñi yor smartphone yëpp mën ngeen xam ni or bi di jaar partout dans le monde or bi am na lu muy jaar or boobu nag ñu ngay gase ci réew mi li ñu bëgg mooy or boobu ñu jël ko bañ ci teg benn taxe wàññi ko pour mu mën a dugg ci biir comptoir bi ñu mën ko joxaat tëgg yi mooy bijoutier yi ñu transformé ko def ko ay bijoux labellisé Made in Sénégal. lile daal di dàkkal yenn ci ay activité bu bile kuréel ba tax tëgg yi lee di sàkku ñu daal di teggi TVA bi ñu yokk ci or bi. TVA bi dañ ko ci teg suñ ko ci tegee or bi day nekk non compétitif day gën a cher partout dans le monde su boobaa bijoutier bi joxam du ko mën a jënd pour mën ko transformer defe naa loolu mooy jafe-jafe bi rëy liñ ciy ñaan mooy ñu dindi loolu TVA bi wàññil bijoutier yi wàññil comptoir bi or boobu. ñile taxaw temm ngir coppi doxalin. comptoir bi moom laa doon wax léegi nii rôle am yemul ci rek jaay wurus mooy or bi wala jaay xaalisu gal wala jaay yeneen métaux yi nga xam ne dina accompagner loolu rôle am aussi dafa bokk ci wax na ko léegi ci wàllu recel mooy fexe ba def ay carnet yoo xam ni ay carnet de registre la yoo xam ni tëgg bu ne ku yor nekk sa mbaar di nga ko yor di ci bindi loo jëflanteeg sa jigéen bu mu mën a doon maa xam dinañ ko côté et paraphé ba nga xam ni dina protéger ki nga xam ni mooy jënd ba ëllëg du am benn jafe-jafe ci wàllu recel boobu beneen bi mooy dina former ay nit en terme de technique de soudure et cetera yu demee noonu. Association nationale des bijoutiers du Sénégal am ab taxawaay ci wàllu wi loolee tax ñu bëgg taxawal ab assemblée ci weeru juin atum 2019 ngir daal di coppi seen bureau ngir mu gën a dëgër. aywa Suzanne Seck ñu lay sant di la gërëm di wax nag lu jëm ci wàññib njëgu péage gi ñu nemmeeku ci yenn ci wàll wi rawatina bi jógee Ndakaaru jëm aéroport international Blaise Diagne ñenn ci askan wi ak société civile bi ne réewum Sénégal gisagu ci boppam ndax itam lu nu wàññi ña cay jariñu du ñoom te itam wàññi bi sax dafa am rek dafa féete boor loolu nag la ñu bëgg ñu indi saafara itam ci yoon yu xat yi nga xam ne léeg-léeg dafay waral accident yi Habib Faye. njëgug péage bi wàññi nañu ko période exploitation concessionnaire gi yokk nañu ko société civile bi di ñaawlu. bi ñuy wax wàññi njëgu autoroute bi du lii lañ doon xaar bi ñu koy wax ñi ni di ci jooy wàññi ko ci
yoon yi nga xam ne fa la nit ñi ëpp di jaar mooy bu Caaroy bi bu Pikine bi bu Tëngéej bi ndaxte foofu la jàmbat bi jooy bi gën a metti. li ci nekk mooy fi nga xam ne moom la population bi di gën a soxla muy banlieue bi Rufisque Kër Massar Diamniadio wàññiwuñu ko ñu ngi gën a wàññi ñi nga xam ne ñoom lañ gën a yaakaar sax ñu ëpp xaalis mooy ñiy dem aéroport. ñoom ñi ñu ne la war rek mooy képp ka nga xam ne yaa ngi cay yëngu lii di xaatim contrat yay am ci diggante Sénégal ak réewum tugal yi ñu boole leen ci. diisoo bi ci waroon am amu ci moo tax tey boo xoolee wàññi nañ ko mais lu mu indi ay ñaxtu la gën a indi xam nga wàññi ay njëg mu gën a indi ñaxtu que mbégte problème la. mais luñ war a xoolaat la ba ñëpp war ci gis seen bopp. usager transport yëpp dañ ci war a gis bopp parce que Sénégal ñëppay jël di jaar ci autoroute à péage bi. société civile ak consommateurs yi ñoom ci seen boppam it di wane ne mbir mi am na njuuj njaaj goo xam ne tëdd na ci contrat yi waaye itam la ñu bëgg rek moo di tali yi ñu gën ko yaatal. war na kon ak route yi fi nekkoon ñu defaraat ko yeesal ko comme route de Rufisque beex comme yeneen route yi de sorte que jóge fi dem foofu doo obligé jaar ci autoroute à péage. gannaaw ba nga xam ne ñaawlu nañ njëgu péage bi cher ga nga xam ne cher na ko ñoom ñii di consommateurs yi ak société civile bi gis ne bileeg mbir dafa gëllëgoos waaye itam ñii di réewum tugal seeni loxo dañu teg ci réew mi ba tax di def la leen neex. aywa Abi Faye ñu dem ca diwaanu Saloum jàpp Ndoukoumane foofee njaayum gerte ga dañoo gis ne am na jafe-jafe du sunuy kàddu baykat yi ñoo ko xam le ne ñu ñay jënd gerte ga daanaka gisuñu leen ba noppi itam koppar yi gisuñu ko tax na ñuy sàkku ci nguur gi rek mu jàppale leen ci mbir mi ñu teewlu ka yore seen kàddu ak Ibrahima Diame ak Oumar Ndiaye. tey jii wax dëgg yàlla foo dem rek fi mu nekk nii da nga fekk gerte ci biir këru baykat yi te vraiment loolu métti na lool parce que tey jii maa ngi jooy ko diggante kate kel ak kàccot mais kër goo dem rek da nga fekk dégg nga maam gerte gaa ngi si biir kër yi loolu nag li ko waral mooy baykat yi mënuñuy jaay seen gerte te gisuñ opérateurs yi aussi te loolu vraiment jaaduwul dans la mesure où tey jii opérateurs yi ñoo laajoon point yi newoon dégg nga maam danañ jënd gerte mais ñu si bëri mënuñu jënd gerte parce que au niveau ñoom ak banques yi dégg nga maam mënuñu am benn solvabilité maanaam amuñ xaalis bu nga xam ne mun nañuy taxaw te banques yi wóolatuñ leen donc loolu nag ñu ngi demandé président de la République ak effort yëpp yi mu def di nga am ci agriculture mu jël problème bi ci loxoy boppam parce que fi mu nekk nii moom rek moo ci des pour régler problème bi donc nañ jël problème bi ci régler boppam di nga am ñu régler campagne bi mën a sotti su dul loolu vraiment dana métti ci moom parce que année campagne électorale lañ toll te baykat yi buñ meree yaakaar naa ne loolu du baax ci moom kon ñu ngi koy demandé di nga am mu xool commune yi nga xam ne tey jii opérateur nekk fa mu injecté fa au moins 50 millions bu boobaa yaakaar naa ne gerte gi dinañ ko gaaw mën koy jënd ci nu mu gën a gaawee su dul loolu dégg nga maam jafe-jafe yu métti lay indi. aywa jëwriñ bi ñu dénk wàllum mbay mi sax ñu ngi koy xaar ci boobile diwaan fii ak ay bés yu néew ñu jeexale ak nataal bi ñu jagleel kooku ñu naan Khalifa Houssène ak Amadou Ndour ñaari ndaw lañ leen boole mooy lenn lu ñu bëgg ñu bokk ko muy nataal kenn ku ne ak nanga ca xarañee Cheikh Hassana Fall. gën a taaral dëgg gi wala sax defaraat ko ba muy mel ne ay gént lii mooy liggéeyu ñaari ndaw yile ñaari ndaw yu bëgg loolu ay nataal te li leen di motiver ngir ñuy def lii benn la. photographie la boo xam ne ni dañ ko déformé boo xam ne ni xawul niroo ak réalité bi loolu laa mënoon indi comme touche personnelle parce que ñuy def presque daanaka photo yu bëri soo xoolee Sénégal photo yi dañuy xaw a niroo. li ma bëgg a génnee mooy juste peut-être la beauté de la vie xam nga. rafetaayu taaru àddina quoi ak peut-être man dafa am image bu may gis te nit ñi duñ ko gis. nu ñuy gisee nataal yi nu mu wuutee noonu la seeni xalaat ñoom ñaar wuutee tamit. man couleur bi mooy ëpp lu may pousse ak moment dafa am solo ci photo ci temps bi ci climat bi sax dama ciy basé wu pour photo. man su ma ko rombee automatiquement dina am ci tàng boobu dina am benn affaire bu may def boo xam ne dinaa xam. ban position laay jël pour photographier ko. maa ngi ko gën a inspiré aussi ay gént parce que photo yi soo xoolee série bi maa ngi ko tuddee Supertopia maanaam super utopie maanaam nit ki parents da ngay tëdd nelaw gént ngay naaw comme xam nga doo laal suuf comme xam nga leneen nga yeewu te doo mun a jox benn définition gént googu noonu. boo buggee benn appareil rek di nga dépenser au moins benn 200 000 léegi ordinateur bi su fekkee yow benn MacBook ngay liggéeyee. di nga dépenser à peu près 300 000 jëm kaw
comprendre nga c'est coûteux mais quand même c'est fascinant quoi parce que nekkul xaalis bi ngay dépenser bu ngi moo gën a important mais yow message bi nga bëgg a jàllale. ñu jëfandoo ci seen i appareil ak tamit seen i gis-gisu àdduna boo xam ne wuute na Khalifa Ouzin ak Amadou Ndour dinañ woy di làkkatu ci seen i ginnaaw caméra ngir gën di mën a yokk tuuti gént ci seen i nataal. Cheikh Assane Fall jërëjëf ñu leen sant di leen gërëm Sara Cissé noppi na ci xibaar yi ci français di leen ñaanal fanaanum jàmm di ko sàkku ci yéen.